asalaamaaleykum sama gars ñi tey le jeudi 18 août 2022 te dama ñëw ak yéen spécialement ci benn vidéo boo xam ne dama ko jagleel kii nga xam ne mooy Vladimir Poutine. li tax ma bëgg ko jagleel vidéo bi parce que non seulement moom dafa nekk benn njiitu réew boo xam ne ñëpp xam nañ ne stratégie politique bu mag la mais yemul foofu parce que dafa nekk lu ñuy wax un génie de la supercherie politique. ndaxte boo nekkee jiitu réew boo xam ne amul kenn koo xam ne mën na lire sa kanam mooy maanaam mën na fexe ba xam yow ban sentiment wala ban expression la sa kanam di dégager loolu déjà prouesse la te loolu yàlla jagleel na ko Vladimir Poutine mooy maanaam moom kenn mënul xam lan mooy intention lan mooy mbëbëtam wala lan mooy yéeneem ci li nga xam ne da koo bëgg a defal da koy nas wala da koy mocc. boo leen seetloo avant muy def opération spéciale am ci réewum Ukraine dafa am loo xam ne da ko waxoon. li si njëkk mooy dafa neewoon ne dafay aar réewum fédération de Russie ci lépp loo xam ne OTAN dafay ñëw pour wër ko ndong ñëpp di wax ne non amoon nay accord de xawma lan waaw OTAN warul jege si Ukraine dafa war a nekk zone neutre. boo leen gisee commentaire yi nga xam ne moo commencé woon avant opération spéciale bi di tàmbali ñëpp dañ doon wax ne OTAN moo tooñ dañ koo tooñ ndaxte OTAN warul jege si américains yi waruñu jege si lii nga xam ne mooy Ukraine ndaxte Ukraine dañoo signé woon pacte boo xam ne zone neutre lay doon. moom ba muy tàmbalee waxul sax loolu moom dafa ne am na ñu ñuy woowee ay nazi yoo xam ne dañuy commettre génocide askanu pro-russe loolu tax na ba moom dina aar lépp loo xam ne ay pro-russe lañ nekk ci réewum Ukraine ci génocide boobu noonu te ñu mu ci tuumaloon mooy ñu ñuy wax régiment Azov nekk ñu ñuy woowee ay néo-nazi léegi mu ne moom day dénazifier li nga xam ne mooy Ukraine ba pare démilitariser ñooñu nga xam ne ñooy régiment Azov loolu la joxewoon comme excuse ba muy songu réewum Ukraine. léegi nag tey réewum fédération de Russie def na ay récolte de blé exceptionnelle mooy maanaam moom nee na lépp li nga xam ne góob nañ ko ci blé record la mosuñu koo góob mais dinaa ñëwaat ci loolu. mais au fond Vladimir Poutine dafa nax àdduna bi yëpp wala dafa nax ñëpp ñi nga xam ne dañ koy jàppale wala dañ koy soutenir ci li nga xam ne da koy def. li tax ma leen di wax loolu boo leen xoolee. waxoon naa leen ne Crimée bii nga xam ne moom la njëkk a nangu nee naa leen ne lépp loo xam ne noble la woon ci réewum fédération de Russie ñu leen doon woowee ay SAR foofu moo nekkoon zone bi nga xam ne foofu lañ daan dalloo moo nekkoon seen Ibiza wala seen Riviera képp koo xam ne da ngaa nekk borom daraja wala borom alal wala nit koo xam ne am nga tur Crimée nga daan dem pour di dallu foofu nga daan defee say vacances wala say tourisme. Vladimir Poutine foofu la njëkk a nangu te keroog wax naa leen lan moo tax moom mu njëkk a nangu Crimée. te gis ngeen bu mu ko nangoo moom da ko militariser def fa pont léegi nag ma ñëw ci lu tax moom mu nangu li nga xam ne mooy Mariupol ak li nga xam ne mooy Donbass mu jël gëtëm yëpp teg ko foofu noonu. réewum Ukraine yàlla da ko baaxee ressources yoo xam ne ay ressources yu jéggi dayoo la te instant bi nii fii nga xam ne Vladimir Poutine nangu na ko ci Donbass mooy lu ñuy wax le bassin minier et agricole du Donbass dinaa leen lan moo tax Vladimir Poutine teg fay gëtëm jël lépp nangu ko bay def russification accélérée ndaxte man dama jàpp ne Vladimir Poutine bi nga xamee ne Union soviétique mu ngi éclaté te Boris Yeltsin nekkoon njiitu réew état yi composé woon Union soviétique yëpp tas ku nekk ñu may la sa indépendance moom dafa mel dafa am lu ko metti lu ko naqari ci li nga xam ne Ukraine jël na indépendance am parce que Ukraine yàlla da koo baaxee koom-koom bu bëree bëri déglu leen baax li leen di wax Ukraine mooy premier producteur mondial de tournesol ci àdduna bi mooy tournesol mooy li ñuy defaree diwlin ci àdduna bi diwlin yi gën a mucc ayib moom mooy ci premier producteur mondial. moom mooy deuxième producteur mondial d'orge moom mooy troisième producteur mondial de maïs moom mooy quatrième producteur mondial de pomme de terre moom mooy neuvième producteur mondial de li ñuy wax nen yi nga xam ne œuf de poule moom moo koy yore ci àdduna bi. loolu yëpp pratiquement doon na ko jël lu mat 15 milliards de dollars mais yemul foofu ndaxte suufu Ukraine dafa nekk suuf soo xam ne dafa baax penn peeru baax boo xam ne loo fa jiw dafay sax loolu moo ko may blé lii di maïs lii di orge li mu leen limal lii yëpp dafa nekk loo xam ne lu fa naat la lu fay sax la te bokk na si liy contribuer ci liy suqali àdduna bi moo tax gis ngeen ne guerre bu mu amee moom ñi ñëpp di kaas ne crise alimentaire mondiale dina am ndaxte lu ci ëpp foofu lay jógee mais gis ngeen ne Vladimir Poutine nee na def nay record mondial de production de blé mais moitié blé bi nga xam ne moom la wax ne blé bi nga xam ne moom la wax record mondial la def
réew Ukraine la ko jëlee mooy maanaam dëkk yi nga xam ne da koo nangu mu nekk ci bassin minier et agricole du Donbass foofu la récupérer toolu blé yi fa nekkoon yëpp ci ay camion dugal ci dëkkam yemul foofu xam ngeen ne réewum Ukraine moom mooy 7e producteur mondial réserve mondiale de charbon moom moo ko yore ci àdduna bi lépp li nga xam ne charbon la réewum Ukraine moo ko moom fer moom mooy moo yore 2e réserve mondiale de fer manganèse bi nga xam ne mooy dem ci composants yi nga xam ne mooy acier moom moo ci nekk aussi moo yore 2e réserve mondiale ñu ñëw ci lithium bi nga xam ne moom la ñuy defaree batterie auto électrique yi nga xam ne moom aussi moom moo ci yore la plus grande réserve d'Europe léegi nag ñu ñëwaat ci uranium bi nga xam ne moom la ñuy defaree énergie nucléaire mooy centrale Zaporizhzhia bi ngeen di dégg moom moo ko ëppale Europe loolu moo tax moom mu yore lii nga xam ne moom mooy centrale nucléaire bi gën a mag Europe ndaxte moom dafa yore réserve mondiale yi gën a bëri Europe ci uranium léegi nag loolu yëpp mu ngi nekk ci Donbass ci côté moitié nord ak sud mooy dëkk yi nga xam ne jot na koo nangu te loolu yëpp Vladimir Poutine da cee teg loxom te gis ngeen ne koom-koom bii nga xam ne buñ ko évaluer ci li nga xam ne mooy entre fer bi manganèse bi lithium bi mot na pratiquement 12 400 milliards yi nga xam ne Vladimir Poutine da koo téye ci loxom di ko contrôler lu mu ko neexee mooy maanaam koom-koom boobu nga xam ne réewum Ukraine moo ko moom Vladimir Poutine da koo téye ci loxom donc tey xam ngeen ne Suède dugg na fi ñuy wax ni ñu koy waxatee OTAN te kaasul Finlande dugg na OTAN lijjantiwu ko moom li koy lijjanti woon mooy koom-koom ak alal bi nga xam ne ak richesse yi nga xam ne réewum Ukraine am na ko te moom mënu si woon jot te mënu loon profité fédération de Russie moom loolu moo gën a yitteel mais li ñu doon wax naa non amoon nay accords yoo xam ne Ukraine dafa war a neutre loolu nekkuloon li nga xam ne moo motivé Vladimir Poutine li nga xam ne def na ko muy opération spéciale am bi nekkuloon dara lu dul nangu li nga xam ne moo ëpp solo ci réewum Ukraine mooy maanaam recherche bassin minier bi mu leen di wax ne moo nekk ci Donbass ak li nga xam ne mooy li ñu fay béy ci wàllu blé loolu la jël yëpp aaki moo ko te buñ ko xaymaa egg na pratiquement 12 400 milliards de dollars yoo xam ne moom la teg loxoom instant bii nii te nekkul lu ndaw de parce que charbon bi nga xam ne réewum Ukraine moo ko moom Vladimir Poutine instant bii téye na si lu mot 63%. ñu ñëw ci li nga xam ne mooy minerais yi ma leen di wax téye na ci lu mot mooy météo yi téye na ci lu mot 42%. ñu ñëw ci pétrole bi nga xam ne réewum Ukraine am na ko téye na ci lu mot 11%. mooy zone bi nga xam ne mooy fu mu occupé gum pour le moment li nga xam ne mooy lithium bi ñu defaree batterie téye na ci lu mot 33%. donc gis ngeen ne ba muy wax ne moom dafay def ay dénazification lañ koy wax ak démilitarisation de l'Ukraine loolu taxu ko woon jóg. loolu dafa nax askan bi mooy dafa leen gëmloo ne dañuy toroxal askanu pro-russe yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Ukraine bokk ci Ukraine mais loolu taxu ko woon jóg moom li ko taxoon jóg mooy lii nga xam ne mooy koom-koom bi nga xam ne Ukraine téye na ko mu may ko doole mu koy jural alal bu bëri ndax di wax naa leen ne kii nga xam ne mooy premier producteur mondial de blé nekk ci réewum Ukraine Vladimir Poutine boobu na ko mu dee missile lañ doon ci këram moom jabaram yëpp ñu dee kooku moom moo doon contrôler lépp loo xam ne importation de blé la rey nañ ko. donc vous voyez que ne li nga xam ne moom lañ gëmloo africains yi di leen wax ne waaw opération spéciale la Ukraine dafa war a nekk zone neutre warul woon bokk OTAN warul woon bokk Union européenne loolu yëpp nekkuloon li nga xam ne moom moo nekkoon intention Vladimir Poutine bu muy song Ukraine du question OTAN moo taxoon mu song Ukraine du question li ñuy wax ay géopolitique fa nu leen ko gëmloo woon ndaxte tey Finlande bokk na OTAN te dara yëngatuwul Suède bokk na OTAN te dara yëngatuwul donc li nga xam ne moo yittaloon président Vladimir Poutine ba muy def opération spéciale am mooy teg koom-koomam mooy teg lépp loo xam ne dafa nekk lu am solo ci réewum Ukraine mu jël ko teg ko loxoom moo tax moom mu toog Donbass yemul ci annexe dëkk bi de da ko commencé russifier mooy maanaam di def lu ñuy wax russification defoon naa vidéo di leen expliquer li ni mel ndaxte boo leen xoolee zone yi nga xam ne nangu na ko yëpp ay passeport russe ñoo fay def xale yi fa judd carte d'identité russe la leen di jox ba pare lépp li nga xam ne communication la internet la ay chaîne de télévision russe la donc bàyyi leen di gëm ne parce que Afrique man Mali laay gën a ragal parce que Mali instant bii nii ay mercenaires leen indil te Mali am na ay richesse xam nga saay-saay boo xam moo gën saay-saay boo xam ne yow xamuloo ko xam nga ñun xam nañ tubaab bi yàgg nañoo ak ñoom seeni pexe yëpp léegi maîtriser nañ ko mëntu ñoo jaaxal mais ñun dañoo dugg ci nit koo xam ne amul kenn koo xam ne mën na taxaw ne nit ki nii la mel
amul kenn koo xam ne muy tubaab bi muy ñun africains yi te ñun ñu bëgg a def benn coopération ba spéciale ak Vladimir Poutine kenn mënul wax lan mooy intention Vladimir Poutine ci buy sekk ak yow ay rapport seen xarit la woon Léon Baltasar di leen jox dig daje ba beneen yoon ñu fanaan ak jàmm ak salaam.